mbokk yi bisimilah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci lakk ba xëyoon am ca usine Pasti ba nekkee ca Rufisque ca suba bokkoon na nag ci benn bërëb boo xamante ne la fa nekkoon ci ay produits inflammables la moo sookee lakk ba bu dul woon ak sapeur nag mbir mi dana ëpp dayoo. ci wàllum paj mi jafe na teg gët doomu réew mi aw maanaam sénégalais boo xamante ne day xëy rek def ab bilan te dara jaru ko maanaam woppul ci jamono joo xamante ne nag li ñuy nemmeeku ci li gën a faat askan wi mooy li ñu dippee malaise ab gëstu nag la ñu amal ci wàll wi bilan dañu ko war a def waxtu wu nekkam déet daan ci ànd ak maam Abdou Guèye Kassé ñi teewal chaîne bi di Bet Black Entertainment télévision ñoo ñëwoon ci groupe E-Media Invest doon amal ab nemmeeku gannaaw gi nag amal nañ waxtaan wu yaatu ak kilifay kër gi boobu lépp waxtaan nag njort mun naa rafet ne lëkkaloo mun na cee juddoo mbokki ponk yi loolu la bu ngeen taxiloo ñu faram fàcce ko. mbokk yi bisimilah ci xibaar yi ci Rufisque la ñu koy daal di doore ak usine Val d'Afrique ba fa nekk di usine bi defar pasti benn bërëb nag bu nekk ci biir usine bi moo xëy woon na lakk la fa nekkoon ci ay produits doon ay produits yoo xamante ne tàkk da leen yomb bu dul woon ab sapeur nag mbir yi dina jéggi dayoo ki ko xamle mooy Toumani Sissoko moom mooy directeur administratif bu Val d'Afrique ñu daal di koy déglu ci micro Babacar Seck. mais tàkk-tàkk yi ba muy am dafa nekk dans un local boo xam ne dafa am ay produits yoo xam ne c'est des produits inflammables mais local boobu c'est un local isolé mais nag tàkk-tàkk buy am on voit dañuy gis ay flammes di gis saxaar mais bu dee am na ay produits inflammables da ngay jékki-jékki nga dégg buum saxaar si bëri tiitaange bi yokk nekk na loo xam ne tàmmuñu di ko gis bés bu nekk donc bu ko nit ñi gisee dina am tiitaange dina am jaaxle ñëpp daw di dem di xool lu xew ci biir lu xew boobu ñu xam ne tàkk-tàkk la mais tàkk-tàkk boobu aussi c'est le lieu et le moment de dire merci aux travailleurs et aux gens qui sont là parce que bañ ko gisee seen première réaction dañ def comme si c'était leur propre maison jël li ñu am comme moyen mooy suuf ak ndox jëm ko fay mais xam ngeen ne ñoom duñu ay techniciens ci safara du seen métier du seen liggéey le temps que sapeur pompier ñu avertir leen ñoom ñi ñëw def ci seen liggéey te bañ ko tàmbalee def ci seen liggéey en moins de 30 minutes mun naa ne lakk bi fay nañ ko benn tiitaange lañ doon am ci biir loolu parce que dafa jege ay kër yu nekkoon à côté kër yooyu alhamdulilah yàlla wis na ci ndox bu sedd amul benn lakk-lakk bu am ci kër yooyu donc dañ ciy sant suñu borom ci li am. lu mel ni xew-xew bu mel nii bu amee li ñu njëkk a seet mooy est-ce que amul nit ñu ci gaañu wala nit ñu ci faatu wala nit ñu ci loru. loolu bu amee dañ koy jàppee rek en tant que musulman ne alhamdulilah sant yàlla loolu amul donc ñu xool leneen li benn salle bu am ay produits inflammables produit la loo xam ne nit mun nañ ko jënd mun nañ ko def bâtiment la bâtiment tamit bu yàqu nit moo koy tabax donc loolu yàqu foofu nekk na yàqu-yàqu boo xam ne remettre en cause le fonctionnement de l'usine. wax ci wàllum paj mi ak bërëbu fajokaay ba nekkee ca Pikine intersyndical ba nag tey ñu xëyee takk seeni morso yu xonk la ñuy wéy di naqarlu nag nee nañ bërëb ba na mu nekk jamono ji neexu leen waaye it koppare leen ni fay daanaka du dara ñàkk fayee kooku gën ñu xëyoon nag takk seeni sagar yu rouge nee nañ nag loolee mooy ponk bu njëkk rek daañu gën a xuus ci biir xeex bi. ñu desandi ba tey ci wàllum wérgu yaram ni ko junjee ci ndorteelu xibaar yi doon na lu jafe doomu sénégalais bu xëy rek ne dafay defi bilan ngir xool yaramam fan la toll na xam ne lu ci sutanteem déet lu ci ëpp nag booy def bilan rek dafa fekk ne sa yaram moo jagadi nga dem docteur daal di la koy bindal donte sax bilan lu am solo la ndax li ñuy nemmeeku jamono ji mooy te li gën a faat askan wi mooy ab malaise la koy sooke kenn xamu ko moom Abdou Guèye Kassé. ville fu soriwul dara hôpital principal ak tamit building administratif passager yi ñoo ngi leen fekk fii ñuy xaar seen bus sëñ bi kenn ci ñoom la moom nag di ñu xamal ni musul def bilan de santé ba mu juddoo ba tey maanaam saytu yaramam même bu fekkee ni sax dara jotu ko. non man nag faral ma dem hôpital mais su may dem hôpital de fekk ma feebar wala ma yëg ni sama yaram waaw ça ne va pas ma doog a dem mais nag noonu toog noonu rek dem hôpital noonu moom j'ai pas l'habitude. moom milee daanaka ci ab levée du corps la jóge ci hôpital principal bi benn mbokkam moo ñàkk bakkanam ci fan yi ñu génn gannaaw bu mu amee li nga xam ni mooy ab malaise mu doon li nga xam ne nag tiital na ko lool. jàpp naa ni wóorul mais ni ñu def dundee du yaakaar rek
ci yàlla rek wéer ko ci borom bi rek. dama ñëwoon nii morgue bi nii sax parce que dama amoon benn fils bu gaañu woon foofu depuis mardi mu daanu fi ndax malaise ñu andi woon ko si morgue bi voilà ñëwoon nii levée du corps bi nii. sëñ bi du def bilan de santé maanaam du jékki-jékki rek dem hôpital saytu yaramam même su fekkee ni sax dara mettiwu ko moom nag du ñu xamle ni ñàkk koo def sax wóorul. D'habitude man je ne me rappelle fàttaliwuma ko benn instant boo xam ne dem na hôpital pour essayer xool sama yaram nu mel quoi sans pour autant ma feebar. parce que d'habitude boo xoolee li xew ci sa quartier wala ci sa koñ wala ci sa service ci sa village da ngay toog ba ñu ne la kii dafa gaañu te feebarul ñu ñuy wax feebarul mais en réalité mën am dafa feebaroon daf ko xamul parce que du feebar yëpp mu ñooy manifesté wu. fu soriwul dara fu ñu nekkoon moom nag day def yenn saay li nga xam ne moom mooy bilan de santé moom mi léegi sax la daal di génn ci hôpital Aristide Le Dantec ndaxte dafa amoon ab rendez-vous. waaw léeg-léeg ma def ko nag léeg-léeg ma dem hôpital ba bu mujj bi sax demoon naa jël rendez-vous ba pare mu tombé na far ma feebar. feebar boobu malheureusement dama cee mujjoon entré hôpital nag dama ci feebaroon ba entré ndax rendez-vous boobu sax laa ñëw nii. ñu bëri ci sénégalais yi duñu dem ci hôpitaux yi lu dul dañu feebar ñu bëri ci ñoom nag jàpp nañ ni li ni mel caada rek moo ko lal. Mame Abdou Guèye Kassé ñu wax ci wàllum njàng mekk njàngale mi wutali ci daara ju mag ji di université Cheikh Anta Diop fa ñuy wax FASEG te jëlee na ab lañ fa doon amal waxtaan ci wàllum koom waaye it ci lan la ñu war a wéer rawatina ci réewu Afrique yi ngir doxal seen wàllum koom ca waxtaan wa nag koppar bu yes bi ñu dippee ECO bokkoon na ci Moxtala Anne ma falfal li réewu Afrique yi mën a am ak li ñu mën a ñàkk seen wàllum koom-koom lañ doon waxtaanee ci panel bi lu soxal transformation économique ci diwaanu Afrique mu doon ndaje boo xam ni weccoon nañu xalaat ci ëllëg ak modèle économique yi Afrique mën a am. adduna bi muy doxee léegi li ñuy wax décision politique dafay soxla di wéeru ci réflexion stratégique. waaw ñetti panel la benn bi ñu koy wéer ci wàllu xalaat boo xamante ne day jógee Afrique li ñuy wax les pensées économiques africaines. bi si des ñuy wax transformation structurelle fexe ba suñu réew yi dootuñu rek nekk di jëfandikoo napp gi bay bi sàmm gi mais def lu ñuy wax activité manufacturière am ay activités yu gën a moderne. ay solution daal nañ ko fay proposer ak i tamit ay critères ngir réewum Afrique yi mën a boole seenub doole. donc le fait. taxawaay bi ñu am ngir am benn koppar boo xam ne ñoo koy bokk. taxawaay bi ñu am ngir xool nañuy ñoŋalee suñu wàllum koom-koom nga xam ne xel yëpp ñun ñoo koy xalaatandoo. xool nu ñuy bijjee comme réewu Afrique soowu jant yi dafa doon loo xam ne yaakaar naa lu am solo la loo xam ne war nañ cee xar suñu tànk tuba yi ndaxte loolee moom du nekk jafe-jafe rawatina li ñuy wax critère de convergence yi. à mon avis ça ne pose pas trop de problèmes. yile professeur àddu nañu sax si lu soxla politique monnaie commune. une monnaie unique. li ñuy wax monnaie unique maanaam bokk genn koppar comme ni tur bi wuyoo day fenq geneen koppar goo xam ne moom lañu doon jëfandikoo. te loolee mooy li nga xam ne nag jublu nañ ko am na yeneen it pexe yoo xam ne mën nañ ko jubu waaye loolee lañu tànn ci biir espace CEDEAO te yaakaar naa mooy li nga xam ne buñ ci juboo rek li ñu bëgg dinañ ko mën a am. dans l'espace CEDEAO. ñu amal bi leef ndaje ñoom ñii di professeurs yi ngir mën a joxe seenum xalaat ci wàllum économie ndax Afrique mën a moom boppam ci wàllum koom-koom. wàllum koom-koom la ñuy desandi ba tey bi la yoon addu jëmale ci liggéeykat yu nekkee ci port Ndakaaru ci seen njiitalu directeur ñoo doon amal ab xew-xew sargalanti ci seen biir ci njeexitalu at bi waaye nag amalat nañ xayma ci li nga xamante ne mooy seen liggéey rawatina ca port Ndakaaru bi nga xamante ne dañoo bëgg ñu gën koo ràññee rawatina ci wàllum émergence ci réewum Sénégal Cheikh Hassana Fall Souleymane Diallo. dem ba romb bërëb boo xam ne dañ fay chargé ka déchargé yi conteneur rek doon ab bërëb boo xam ne mën naa boot émergence su sunu réew lii de mooy yéeney directeur général bu port autonome bu Dakar ab yéene boo xam ne su fekkee ne xool nañu lu mu defaguma ñi fi liggéeyee jàpp nañ ne lu ci des ngir mu matale ko yàggatul la. les résultats réalisés. bokk na ci bilan yu ñu mën a jàpp ci 2019 bi le mooy li xam ne jëm na ci mbirum cartographie bu port bi xam ne yeggale na ko mu tax ba ñu geñe li jëm ci 17 hectares te loolu lu am solo la leneen tamit mooy dragage gi mu yeggale ci môle 8 ak môle 9 leneen tamit mooy ñun dañ doon wax sunu 210 éléments nañ leen wutal ay contrat ndax ñoom ay temporaire la ñu woon waaye moom dafa jël 300 yi defal leen ay CDI mu nekk loo xam ne rafet na loolu. finalement 300.
ab port boo xam ne doxalinam taneegum na suñu sukkandikoo ci kàddub directeur général bi le moom mi xool ci résultat yu ñu def ci 2019 bi le ngir mën wax lii le 2018 résultats yi ñu defoon c'était de très bons résultats loolu daf ñu xawoon tiital parce que on se demandait est-ce que mën nañ ko baamtu ci 2019 et on est très satisfait parce que 2019 bi incha allah dinañu am résultat yu baax yoo xam ne day wane ne port bi yoon bi mu jël yoon bu baax la encore une fois ma ne port bi am santé am mi ngi amélioré wu. résultat yoo xam ne ñëpp rafetlu nañ ko tax sax ba moom mu jàpp ne challenge bi day gën a rëy pour 2020 ak tamit ñu jot ci objectif yu ñu teg seen dodd ci 2023 bi lay. boo yëkkatee lu diis am performance pour nga yokk ci poids toujours day gën a metti donc ça veut dire que loo doon def da ngay def plus moo tax 2020 bi dina metti parce que dañu bëgg mu ancré bu ñu ko defee 3 fois nag dinañu gëm ne vraiment am na lu ñu ji lu am solo. xam nga objectif yi 2023 la 2023 la ñu wax ne il faut que ñu atteindre 100 milliards ak rentabilité 15%. def ba poorum Ndakaaru doon ab hub régional mën a séddale képp koo xam ne yaa ngi ci biir continent bi lii de mooy yéene képp koo xam ne yaa ngi liggéey fii ci port autonome bu Dakar ab yéene boo xam ne kii ci Ababacar Sadikh Bèye ak ñi fiy liggéeyee dinañ xar seen tànk tubéy ngir mën ko matale. Cheikh Hassane Fall groupe média doon dalali gan ñoom nag ñoo fi teewal chaîne bi ñu dippee BET di Black Entertainment Television gannaaw nag ba ñu ñëw saytu bërëb yeeg xool ko nemmeeku ko waxtaanoon nañ nag ak kilifa yi fi nekk njort mun a rafet ne yooyu lay waxtaan mën na jurub lëkkaloo ci diggante ñaari këri taskatu xibaar yi Sofia Babara Sow. jëflante si wàllu caada ak si diggante réew ak réew yàgg na am si Sénégal ak États-Unis mat na juróom benn fukki at Martin Davis ak Keith Lawson ñaari kuréelu taskatu xibaar ci Amérique ñëw nañu Sénégal ngir feddali jëflante bi am ci ñaari réew yi. dañuy tàmbali am contentement rek ci dalal gi ngeen ñu dalal ndax lii dafa nekk loo xam ne dafa jekk leneen tamit mooy dañuy kontaan ci ñëw fekkee 60 ans yoo xam ne dañ koy célébrer muy weccee guñ yàggoon di weccee suñu cosaan ak aada ñun waa États-Unis ak yéen waa Sénégal suñu cosaan ak suñu aada bëri na mbir yu wuute waaye tamit bëri na ay mbir yu nduroo loolu suñ koy màggal dafa nekk loo xam ne baax na waaye leneen lu ñu gën a andi moom tamit mooy ñu ñëw partager ak yéen xam-xam gu ñu am ndax mën nañu wax ne yàgg nañ ci mbir mi suñu xoolee ñun def nañu fanweeri at ci milieu audiovisuel kon ñëw bokk kook yéen mën leen wan tamit yoon nekk na lu rafet. njiite bi it wax na mbégteelam si gone yi mu gis ñu xarañ ci Sénégal fasal na yéeneem jàppale leen. gis nañu fii nii ay mbir yoo xam ne nekk na lu dal xel ndax suñu xoolee ci animateurs yeeg DJ yeeg ñu nekk ci milieu audiovisuel bi fii ci Sénégal daal luñ fi gis nekk na loo xam ne mën naa dalal xel. wax na ni tamit si jeexital yi réseaux sociaux am muy ñaax jeune talent yi ñu koy jëfandikoo si anam yu rafet. lenn loo xam ne lu ma bëgg jox la conseil ndaw yi la tamit mooy ñu xool nu ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi mën nañ cee jaar ngir mën a jaay lépp loo xam ne xam-xam la wala mën-mën gu ñu am ndax réseaux sociaux yi nekk na bërëb boo xam ne léegi moom soo fay jaay sa xam-xam wala li nga mën nga ko fay wane rek ci saa si mën ngaa am ay bunt yu ubbeeku. ñu ngi séntu lëkkaloo ci diggante BET ak E-Media Invest si lu yàggul dara. ñu wax ci leneen nag njiital grand parti nekk ci tournée économique ak du jëmale ci li xew ci réew mi ñeel faat bakken yu bëri yi mu gis ne nag ñàkk kaaraange gu bëree ko waral ma ngay soññ ak ñaax nguur gi ngir ñu jël lépp lu ciy motuwaay ngir saafara boobu lépp jafe-jafe Malick Gakou àdduna ci micro Mamadou Lamine Fati. depuis àjjuma ba le passé laa commencé tournée nationale bi nag ñu tuddee ko tournée économique nationale tournée bi li muy jëriñ mooy. xam ngeen ne population yi dañuy wax toujours ne homme politique yi bala ñu leen seet si rek campagne électorale jot élection jot loolu nag dañu war a bàyyi loolu et loolu saafonteeg population yi waxtaan ak ñoom pour li nga xam ne nii principalement moo nekk ci banlieue bi mooy problème insécurité bi
mooy problème urbanisation sauvage mooy problème renchérissement du coût de la vie maanaam tey jii yokkute gi nga xam ne tey jii mi ngi gaañ population yi ndaxte tey jii képp ku dund Sénégal dund ak Sénégal yi xam nga ne Sénégal yi sonn nañu ginnaaw yokkute électricité bi yokkute ciment yokkute diwlin maanaam Sénégal la ngi gën a yokku rek lii gën a yokku nag day dal ci kaw askan bi te day gaañ askan bi loolu moo tax ñu ñaan nguur gi li ñu waxoon ngir yàlla nañ ko def mooy fexe ba dund gi wàññeeku ndaxte bu dund gi wàññeekul Sénégal yi mën a dund Sénégal du jëm kanam te ñun li ñu soxla mooy fexe ba Sénégal avancé ba Sénégalais bu nekk gis ci sa bopp ndaxte Sénégal bu amatul yaakaar ci ëllëgu Sénégalais Sénégal bu amul yaakaar ci ëllëgu doomu aadama yi te je crois que loolu problème la boo xam ne nii Sénégalais yi soxlawuñ ko loolu moo tax li ñu bëgg ñun mooy créer conditions yoo xam ne nii bu ñu waxtaan ak population yi ba pare ñu def programme boo xam ne nii ëllëg bépp toor ba nga xam ne nii lii nga xam ne moo fi nekk teg na ko ci ndodd population bi ñu mën ko fay jëlee ndaxte booy politique li nga gën a soxla mooy luy defal am réew luy suqali réew mi luy defar doomu aadama yi lu leen jëmale kanam. coowal ñetteelu mandat nag bëri na li ñu koy déglu ci réewum Afrique yi looloo tax nag assemblée parlementaire bu francophonie daal di ci àddu ñoom nag ñu gis ne ca boobu lépp coow laajuñ leen ci benn yoon seen xalaat moo tax bëgguñu cee woon àddu li ñuy xamle nag ñoom mooy ne li nga xam te ne moo leen war ci réew yi ña nga koy def yooyu la kàddu ñu ngi koy yëkkati ci jamono bi ñu doon dajeek way taskatu xibaar yi ak njiital bureau bu assemblée parlementaire francophonie Ivoire moom doomu réew Ivoire Côte d'Ivoire bi di Amadou Soumaoro ñu déglu Moustapha Niass mu daal di andi ci ay leeral. ñettee mandat bi kenn tudd ko fi ma ne la kenn tudd ko fi ndax amul benn réew bu ñëw saisir ñu ci affaire yu troisième mandat amul benn organisation bu ñu saisir ci affaire yu troisième mandat amul benn lettre bu ñu jot wala benn démarche bu ñëw moo tax kenn tudd ko fi. commencé nañu démb ba tey clôturé nañu waxtaanuñu ci affaire troisième mandat dañ koy bàyyi peuple yi ci seen bopp ak constitution nekk réew yooyu ñu seet nuñ koy doxalee waaye nag attention ñun nee nañu démocratie la ñuy doxal démocratie la ñu digale démocratie la ñuy yenu pour jëmale ko ci kanam pour mu nekk jàmm ñëpp ku ci nekk ñu respecter ce droit ak ses droits loolu la ñuy wax ah luñ ci mën a dugal nag su ki troisième mandat duggee na dugg bu ñëwee ñu seet naka lañ koy traité mais saisir guñu APF saisir guñu ci problème boobu. biti réew ca Guinée la ñu koy daal di door rek yëngu-yëngu yi ñu fa nemmeeku fan yi doon wéyandi xeex nag toogaayu nguur ga fa nekk loole nag doomi réew Guinée yi nekkee ci Sénégal tàmbalee njuri njàqare ndax seeni njaboot la ñu bàyyi ci seen réew bu ñu sañoon nag jàmm ja daal di fay delluwaat Ndeye Mariam Gueye dem na ca marché Tilène fekk leen fa reportage. situation bi am fële ca Guinée tàmbali naa jaaxal ñoom ñi nga xamante ni nii ñoo jógee Guinée te nekk fii ci Sénégal di liggéey El Hadj Souma moom kat xel mu dal la àndal ndax nee na politiciens yi mënuñu leen a féewale benn yoon. Il y aura pas de guerre en Guinée parce que les Guinéens sont... Guinée mënut a am guerre ndaxte ñun Guinéens yi xam nañ bu baax lu nekk ci guerre ñun Guinéens yi ak ethnie bu ñu mënti jógee ñoo bokk lépp ñooy liggéeyandoo ñooy defandoo lépp politiciens yi kay ñoo fi nekk bëgg ñoo xaajale wante ñun loolu duñ ko seetaan. Seulement les politiciens qui nous divisent pour leurs propres intérêts. Baye Saliou Ba ci saasee la tàmbalee yuuxu di wax njàqareem. Oui, j'ai peur, je suis peur, j'ai peur même. dama tiit naa kay ndax Guinée saa su nekk nga dégg ñuy jàpp ay nit ak di leen di arrêté di leen bund xataal te ñooñu duñu ay policier loolu kay boo ko déggee foofu sa fit rëcc. On a une autre famille là-bas, tous sont là-bas aussi. Fatoumata nee na duñu bàyyi benn yoon président Alpha Condé mu am ñetteelu mandat. Il n'y a pas de troisième mandat aussi. C'est tout. amul troisième mandat benn yoon ñun dañoo tàmbalee sax tiit suñu continuer nii guerre baaxul te ba guerre bu amee suñu dëkk ba moo ci yàqu nañu bàyyi guerre mi ñun jàmm rek la ñu bëgg suñu continuer nii Guinée day diviser wu. Si on continue comme ça la Guinée ça divise quoi. ci jamono yi nag Guinée yëngu na loolu ci diggante opposants yi ak ñi nga xam ne nii ñoo fare ci régime bi ñoom ñëpp di xëccoo coowal troisième mandat. ñu wéyandi ba tey ci xibaari biti réew lu ci des nag daañu ci ànd ak Mamadou Gueye Kassé. ca Gambie Cour suprême bi daal nay dakkal li nga xam ni mooy dàq bu ñu dàq député bi di Yacoumba Diatta
moom nag ñoo ngi ko jëlee woon ca pencum ndaw réew ma gannaaw ba njiitum réew mi daal di xaatime ab décret présidentiel ci décembre atum 2018 ci mujjeel gi sax moom milee dañ ko remplacé woon verdict bi nag daanaka ñu bëri xaar ñu ko woon wante nag dina dolli yaakaar ay Gambien yu bëri yi nga xam ne yàgg nañu dund li nga xam ne moom mooy dictature ak injustice ci fàttali ci juróom fukk ak ñetti sièges yu am ca pencum ndaw réew ma juróomi nominatif la maanaam njiitum réew mi mooy xool ku ko neex rek mu daal di fay tekk si loolu nag la daal di sukkandiku ngir daal di jël ab décret ngir daal di koy dàq benn at képp nañ ci teg kii di Yacoumba Diatta yoon daal di koy joxaat li nga xam ne moom mooy àq ak yelleefam verdict bi nag ay observateurs yu bëri daal nañ koy rafetlu. gannaaw Gambie dañuy dem fi nga xam ni moom mooy Mali gannaaw bu mu amalee visite juróomi fan bi nga xam ni tax na mu mën a dem ca bët gànnaar réew ma ak ca digg réew ma ngir daal di taseeg ñi nga xam ne rek ñooy acteurs yi ngir fexe xool naka nañuy def ngir jàmm daal di ñëwaat ca réew ma kii di Jean-Pierre Lacroix nekk secrétaire général aux opérations de paix bu réewum France daal dinay dajeeg presse bi ci alxamis gi lu mu si jublu woon mooy fexe rek daal di partager ak ñoom jàngat yi nga xam ni jëlee na ko ci tournée bile. xibaar bitim réew yi nag gannaaw Afrique dañuy dem ba tugal Air France daal nay jël ab dogal ngir daal di ajandi à partir de alxamis gi ba fukki fan ak ñeent ci weerum février bépp volam bi nga xam ne rek da doon dem rax ci dolli di jóge ca Chine continentale li ko waral nag mooy épidémie coronavirus bi compagnie bi nag dina wéy di assurer li nga xam ne rek moom mooy ay vols commerciaux ca Shanghai ak ca Pékin wante nag ñu koy dawal ay équipage volontaire lañu ngir avion yooyu lee bu ñu yeggee seen ay clients naka noonee tamit seen ay salariés mën a ñibbisiwaat xibaar bi nag ñoo ngi ko dëggal ci ab communiqué bi nga xam ni compagnie bi moo ko génnee Air France jotoon na ajandi sax li nga xam ne moom mooy volam yu jëm ca Wuhan ñaar fukki fan ak ñaar ci weerum janvier bi gannaaw ba nga xam ne rek coronavirus bi laa nañ ko fay signalé. dañuy desandi ba tey ak li nga xam ni moom mooy épidémie coronavirus bi wante nag pour ñaawlu ko ndaxte li mu doomu aadama yu si ñàkk seen bakkan ci réewum Chine deful lu dul yokk bu ñu sukkandikoo ci bilan bu mujj bi lu toll ci téeméer ak juróom-ñaari fukki doomi aadama daal leen si ñàkk seen bakkan bilan bi nag di wane ni tamit 7711 cas yu yees daal nañ koy nemmeeku te loolu képp nag ca Chine lu weesu réew moomule Inde ak Philippines ñoom ñooy réew yu mujj yu xamle ni nag gis nañu ab cas de contamination ci virus bi ci seen réew gannaaw Chine virus bi lee daal dinay teew lu toll ci fukk ak juróomi réew comme France wante nag amul benn cas de décès bi nga xam ne rek enregistré nañ ko ci yooyu les réew experts yu comité d'urgence bu organisation mondiale de la santé ñoom nag waroon nañu daje ngir fexe xool rek ndax duñu déclaré li nga xam ne moom mooy épidémie coronavirus bi urgence de portée internationale autorité nationale bu ñu dénk nag li nga xam ni moom mooy wàllum aviation moom nag daal dinay joxe ab dogal ngir ñu daal di amal ay vols spéciaux ngir bépp réew bi nga xam ne rek dafa bëgg a rapatrier ay doomam ñu mën koo def ay réew yi nga xam ne sax daal nañuy tàmbali daal di jëlee seen doom ca dëkk bi di Wuhan te nga xam ni fa nañu gisee virus bi ci ndorteelu weerum décembre. mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax xibaaru maraxi fii lay daal di yem 19h45 Assane Gueye ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan 20h30 seen émission Kénu Askan Wi ñu fas yéene waxtaane yokkute fi ñu nemmeeku ci réew mi sant leen gërëm leen bu baax jërë ngeen jëf.